sunu gan Cheikh Omar Sy salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar Fall. nga nekkoon fi jamono député ñu lay gis ci xeex yu bëri yu ne dañ koy xeexal askan wi bu ci mujj mooy fii ci corniche bi ci Mamel rawatina liñ fa gisoon ni ay pàkk yuñ fa séddale ba tàmbale faa tabax ngeen jóg ne du fi amee ba sos ci kuréel sax jàng nañ ci yéen kay tey ni njiitu réew mi santaane nañ ñu dakkal yooyu yëpp lan moo ci sa réaction njëkk. bu nekkee yaa ma jox information bi bu nekkee président de la république jël la décision dakkal ko ñu ngi koy rafetlu di ko ci sant di ko ci gërëm mais damay fàttali rek que c'est pas la première fois ñuy dakkal lu ni mel xeex bi du xeex bu bees dafa nekkoon en 2014 en avril 2014 président de la république wàcc na ànd ak ñun ba ci teeru bi dem ba ci kaw ba wetu Mamel yi visité gis loo xam ne rafetul joxe woon ay instruction ne nañ ko dakkal depuis lors ñu jël ko ci parole depuis lors ñu bàyyi di seetaan yaakaar ne service administratif yi dinañu def li leen président bi sant mais malheureusement dafa empiré ba nga gis ne dañu dem ba laal falaise bi nga xam ne tey mooy deuxième phare ci Afrique à part Alexandrie bi nekk ci Caire ñu war ko sàmm def ko benn joyau international culturel nga xam ne ñëpp dañuy ñëw di ko xool mais boulimie foncière yi ak ay ñi nga xam ne li may woowee ay duñu ay prédateurs sax ay vautours fonciers lañu ñoom ñoo ñëw di dem ba di laal falaise yi nga xam ne tey war nañu ñoom jomb yàq ko pour ne lii war nañ ko bàyyi suñu génération future bi ñu gis ko ñu ne déet ne waay ñu gis kenn koo xam ne Djibril Diallo ONUSIDA ñu jox ko 4000 mètres carrés yàggul loolu 2017 lañ ko génne lañ ko déclassé ci li nga xam ne tey mooy ci kaw mooy ci kaw falaise bi. kooku gis nañ ne sous-préfet bu Dakar ne ay kayitam mat na. non li ñu jaaxal mooy problème mu suuf dafa bëri ci dëkk bi. pourquoi préfet sous-préfet de Dakar war a mën a jël boobu rek exemple mu jaral ko mu def ci benn communiqué génn ba def ci vidéo ba def ci déclaration ma looloo ma jaaxal. chaque jour ñu dégg fi. mooy ancien diplomate Djibi Diallo. mais c'est pas Babacar qu'il soit ancien ou nouveau diplomate c'est pas le plus important. déedéet waxuma loolu damay leeral rek. non xam naa du moom da nee na du moom ñëpp xam nañ ne du moom xam nañ ne c'est Djibril Diallo ONUSIDA c'est pas le plus important parce que il n'est pas plus méritant que Babacar Fall lu tax Babacar Fall daggal ñu ko foofu benn 250 mètres carrés. Sénégal yëpp xam nañu Babacar Fall mu ngi liggéeyal Sénégal pourquoi moom mérité fa benn 300 mètres carrés pourquoi un X mérité fa dara mais dañ ko defoon domaine public maritime pour que suñuy doom ak suñuy sët ak ñun ñii ñu mën a dem doxantu foofu wàcc ci littoral bi mais tey littoral bi dañ ko privatiser ba nga xam ne yow mënoo fa dugg alors que loi bi daf ci leer loi bi nee na d'abord nañu nekk à 100 mètres de la mer boo fa waree tabax te na nga tabax loo xam ne c'est d'utilité publique. kër gi nekkul fi ñu ko bëgg a tabax nekkul à 100 mètres de la mer parce que gis nga am na sax benn erreur bu système def ba mu publier ci Facebook benn kii am ba muy ne ñoom dañ ko aménager te li ñuy tabax c'est à 5 mètres de la mer mais loolu déjà ils sont en pleine violation de la loi nee nañ dañ koy aménager te dinañu fexe sax ba ñu fa jaar non fexewuñu dañ ko defaral pour nit ki nu muy tabaxee këram defaluñu ko pour ñi fay nekk léegi ñi fa doon wàcc di sport dañu wàccee roche yi ak lépp ba nga xam ne tey. yow mi fa waroon ñëw di sport yi sax léegi ay sardine ngeen fay nekk bonandew wala wax waxuñu si ñu tëye foofu ñu demaat wetu teeru bi moom lu mu def scandale la parce que teeru bi lu mu récupéré foofu dañ ko seetaan scandale la loolu dugguma sax ci détail yu teeru bi parce que dañ leen bàyyi ñu def lu leen neex. CDE mooy yokk gi ñu yokk seen foofa hôtel bi ba jël piscine bu ndaw bi mais war nit da ngay am xel nga ne man bu ñu jëlee lii ñu war a bàyyi lële pour askan bi mais récupérer lépp. pour ñoom léegi xale yi doon ñëw di kii foofu amatuñu espace mais nga dem à côté gis nga vidéo bi ma def keroog école loisir boo xam ne CDE la ñu fi ñu doon xeexee juste non au mur ñu làq suuf si ba mu kaw jal ko pour ñu mën a gas commencer def seen i travaux mais loolu non seulement ñu ngi agressé falaise bi non seulement c'est contraire à la constitution parce que président de la république moo ñu voté la loi 25 pour la protection de l'environnement. Troisièmement Babacar université de Cheikh Anta Diop les étudiants dañu war a jóg génn xeex loolu ñoom ak professeurs yi waa SAES parce que bañ ko fay teg université ñoom Senghor bañ ko fay teg lu tax ñu teg ko fa mais c'est parce que dafa jege woon géej gi
c'est-à-dire que université yi ñëpp ay jóge que partout dans le Sénégal pour ñëw université lan mooy seen loisir mooy defi sport wàcc ci littoral bi dem jàng fa wàcc fa féexal seeni xol foofu la ñu am parce que mënuñu nekk ci dortoir yi mais foofu bu ñu ko naree def foofu yëpp ay hôtel fan la étudiants yi dem mooy yokk violence bi. mais sax yaa ngi wax ne mbir yi di lu bees chaque fois même problème la que ça soit nguurug Abdoulaye Wade ak nguurug Macky Sall nguur gu ñëw daanaka même problème la lan mooy solution ba nga xamante ne daal daañu saafara mbir yi parce que gis nañ ne bu ñu waxee tamit ne daañu def lii mais après du am suivi ci wàllu application mesures yi. donc xam nga erreur bi ñu def ci ba ñu commencé tàmbali combat bi mooy lan mooy ñun suñu bopp ñi doon def combat bi ba président defee déclaration defuñu suivi bi ci war moo tax bi yoon ñu ne dinañu porter plainte contre l'État du Sénégal parce que ñoom defuñu seen liggéey ñoom i tamit ñu gën a yee askan wi pour ñu ñëw ñu xeexal seen bu nekkee xale yi am na benn leader politique bi mu ko wax dem mu ne ma ñii ñu ngi xeex ay couvre-feu 2 heures de temps te jarul la ñuy xeex li nga xam ne tey mooy seen i santé tey li ci war mooy la loi sur le littoral la ñu bëgg ñu président de la République jàllale ko Assemblée nationale waxuma sax la loi sur le littoral mais la loi pour la réappropriation du littoral ak benn taxe sur le littoral boo xam ne plus ngay jege géej gi plus ngay fay bu nekkee mënuñu toj kër gi plus ngay tabax en hauteur plus ngay fay bu ko defee loolu dañuy def ci waa bi néew mënutoo ko jaay parce que la loi sur le domaine maritime dañ la ne waroo ko jaay ñu récupérer ko parce que cette loi là existe dans d'autres pays bu ñu demee ba mënu ci fay ñu récupérer suñu littoral bi ñen ñoo fa dëkk tey ay marabout ay ministre ay homme d'affaires ay juge ay magistrat ñoom ñoo récupérer littoral bi ñoom bu nekkoon ñu ngi ci dëkk depuis le début bañ leen di wax li nga xam ne tey ñu ngi dal seen kaw li ngeen di def nii du yoon kon ñoom génn nañu ci télé yi di wax di leen ne ñoom dañu nekk ci yoon won nañu seen i kayit ñu ne ñoom nekk ci yoon mais tekkaar bi nga xam ne ñoom def nañ ko Sénégal yëpp di leen mab ñu ne tekk di noppi xam nañ ne ñoom fu ñu toog foofu du yoon parce que normalement bu nekkee tey yow li nga xam ne yow def nga ko te mu wóor la yàlla ne yow li nga def lu rafet la da ngay génn Sénégal nga ne ñii ñu ngi may tooj. mais ñoom ku leen ko jox ñoom peut-être am nañ mais ku leen ko jox coow li mooy loolu. dañ leen ko jox ñi leen ko jox te moo ñu jar a wax mooy. kilifa yi ki leen ko jox mais ñoom ak ki leen ko jox ñoo yem parce que buñ la neewee ne li ngay def du yoon ba ñu demee si sëñ Baara bu ñu demee si seen baare ne ko jox nañ la 5000 mètres carrés te du yoon da ko delloo am na ñeneen ñu delloo mais kii leen ko jox président de la République moom rek moo mën a joxe moo mën a déclasser. mais bu dee ci wàllu kilifa diine am na beneen coow bu juddu ci camp Leclerc gi ñu ne dañ ko dagg jox ko kilifa gi diine gu mag ba loolu itam tàmbalee indi coow tuuti moom kilifa gu sax ñu ngi jàng ci internet bi ni xëy na tey mu def conférence de presse loolu itam da ngeen koy boole ci seenu xeexam déet. xam nga loolu moo tax non dégg nga nee naa la marab bu yëg lépp wax naa la ne affaire bi fu mu toll nii Sénégal dañu ñëpp ci yàq parce que ñun kilifa diine yi ñooñu war a njëkk a protéger littoral bi muy Cheikh Oumar Foutiyou muy Sëñ Touba muy El Hadj Ibrahima Niass muy ñun ñëpp ñi nga xam ne kilifa diine yi yëpp dañoo moytu dëkk ci kaw géej gi dañ ko bàyyi fi xam nga géej bi ñoo ko fi moomoon lébu yi parce que tey boo xoolee sax la culture lébu dina disparaître. coow loolu sax quand Leclerc bu ñu koy wax loolu sax du géej. suuf la non mais quand foofu laay ñëw. l'armée beeg ñoom seen xam nga quand Leclerc boobu ni nga ko waxee man noonu laa ko liiree ci journaux yi mais xam nga loolu lan la war a def kooku bu nekkee kooku li ñu wax dëgg la daf ko war a restituer parce que xam nga ñu ngi nekk dans une sous-région boo xam ne gis ngeen li xew Mali barki démb tey bu ñu commencé di attaquer suñu base armée yi fu ñu war a nekk di récupérer suuf si parce que dañ ko bëgg a def ay fonds si di ko bëgg a pàccoo mais on est en train de mettre le pays dans une insécurité totale fan la ñuy yóbbu armée bi après dañ leen di génnee Dakar génne nañ fi aéroport bi déjà ñu ngi koy saax-saaxe ci ginnaaw aéroport bi waa impôt et domaine ñoom ñooy saax-saaxe li nekk foofu yëpp bu nekkee li ñu wax am na kilifa diine boobu am na war na moom soit mu def démenté bi ne na amul ba pare nag delloo suuf si parce que sécurité Sénégal moo war a ëpp solo ñu jël ay suuf ñu la koy jox ñu koy jaayante seen biir non loolu rafetul parce que on va mettre le pays dans une situation d'insécurité ñu ngi ci boucle barki démb dégg nga Nigéria démb rek 59 morts jihadistes yi ñu ngi fay attaqué Mali bi c'est instable yow nga war a mën a renforcer sa armée war a mën a renforcer biir Dakar say base militaire yi fa nekk war leen sécuriser mais nga ñuy jël di ko saax-saaxe parce que bëgg nañ ko jaay parce que loolu rek moo fi def comme foncier non armée bi dafa war a bañ te loolu ñun ñoo ko warul rafetlu te ñun ñi te nga xam ne tey ay këru diine la ñu bokk tamit dañu war a tëddee jaaxaanaay am yu ñu moytu mën nañ ko may fu leen neex mais nañu bàyyi base armée yi mën nañ ko jox feneen mais mu nekk ci ay laalu armée yeeg
agressé nañu falaise bi ba waa armée yi nekk ci Wakaam mujjee muré parce que ragal ñu récupérer suuf soosu loolu nag administration bi dafa war a àndaat ak sagoom bàyyi di li ñuy dugg parce que li ci bëri tey administration bi ci la bokk bu ñu la waxee direction des impôts et domaines dañ ko war a restructurer dañ ko war a tas. maanaam yan deal moo ci nekk. non mais direction des impôts yan deal lay doon boo ko waxee lan tey Sénégal président de la République ba mu demee ci kat lan la wax nee na moom tout ce qui arrive sur son dossier et sur sa table c'est des problèmes fonciers. tey maire yi dañuy saaxe suuf si parce que lu tax parce que maire yi amuñu yeneen revenu mais demal ci biir dëkk yi lépp loo gis ci coow ci biir dëkk yi suuf si la lépp loo gis te loolu administration yi ci lañ bokk préfet yi ci lañ bokk gouverneur yi ci lañ bokk lépp lañ doon administration dañ ko teg pour mu sàmm pas pour mu yàq da ngay gis léegi yoo xam ne ay homme d'affaires dugganteeg ay sous préfet ay préfet ay gouverneur ñu saaxe teg population yi pression récupérer seen i suuf ñu du ñu amati kenn ku leen waxal te loolu rafetul te li ñuy jël nii di ko saaxe di ko kii mbugal la rek lay nekk ci ñoom parce que du loo xam ne imaginel tey ku yeew ci littoral bi war doon sport déjà ci géej gi mënatu fa jaar bu la rombi ak sa kër ak lu mu rafet dina la sip dina toog dina ne xoolama cim sàcc nañu suñu alal li ñuy tabax fii dara rafetu ci ndaxte seen xolu ñi ñooy tàng loolu dañ ko war a dàq mais xam nga li gën a ñaaw boole ci amul benn harmonie ci li ñuy tabax ci littoral bi ku nekk da nga tabax ni mu la neexee defuñu ko aménagé wu ñu ko pour mu rafet aménagé wu ñu ko pour nit ñi mën ko gis ñu ne lii vraiment ñu ñëpp a ko bokk dañ ko aménagé de telle sorte que kii dafa tabaxee gauche kii tabaxee droite kii tabaxee verte kii tabaxee vertical amul benn aménagement boo xam ne rafet na ci niñ ko defee ci anam bi ñu ko defee alors que mënoon nañ ko defar ba nga xam ne aménagé ko pour fépp foo jaar même bu fa amee ay construction dinañu am espace yi pour nga xam ne askan bi war fa mën a jaar et ça loolu tey responsabilité bi yëpp mu ngi dellu ci état bi mu ngi dellu ci président de la république bu nekkee moom décidé na tey nañ ko dakkal ñoom Abdou Karim Fofana ministre ñu ngi may dégg ñoom ministre de l'environnement Abdou Karim Sall ñu ngi may dégg ministre de la géologie ñëw na fa ñu ngi may dégg waa DSCOS ñu ngi fay dégg mais nañu appliquer li président de la république wax ba pare li nga xam ne tey commencé gul jóg ñu toj ko li nga xam ne tey dañ ci waroon def dara ñu sursoir ko gis nañu waa Wakaam barke démb ñu ngi xeex seen biir di reyante seen biir aujourd'hui bu ñu amee taxe sur le littoral bu ñu récupérer mën nga récupérer au bas mot 10 milliards ci littoral bi mais tey l'autre danger qu'ils ont mis boo xam ne ñu ngi ko teg population mooy la santé tey boo jëloon virage ba Cap Manuel dafa mel ni benn aiguille montre air bi da doon génn di circuler di raxas mais circulation d'air boobu amatul bi hôtel de virage dafa commencé baare ngelaw gi nga commencé ngelaw gi di dem tout le littoral ñi tabax dañuy baare ngelaw gi moo tax Dakar day tàng ñaar feebar yi di yokk cancer bi gis nga mu ngi fi yokk tey ñu ngi am Covid-19 ñu ngi am ay problèmes cardiovasculaires mais c'est de leur responsabilité gis nga George Floyd nu ñu ko tegee tànk ci put ba mu dee noonu la ñu tegee ñi tabax ci littoral bi ñu tegee tànk ci put parce que ñu ñuy teree noy parce que ñoom ñoo baare air bi te seetlu gi mooy ay boroomi doole rek lañ ciy dégg mais Babacar li ma la wax man aw ma njëg li yow amoo njëg li keneen amul njëg li borom doole rek ak kenn koo xam ne dañ ko fa dimbali pour mu am ko ma ne la lu tax Djibril Diallo préfet war a génn pour défendre un Djibril Diallo te nga xam ne moom mu wóol na ko ne kii li muy def nekkul ci yoon li mu wax démb boo ko tegee ci loi nekkul ci yoon ay non dafa nekkul nii kii maire bi warul signé maire bi dafa signé dafa empiété wul ñëpp Sénégal ne xam nañ ni Djibril Diallo fi muy tabax du yoon ñëpp xam nañ ko mais léegi moom mu génn pour valider loo xam ne xam nañu qu'il est en pleine violation de la loi mais loolu ñu am doole rek ñoo fa nekk mais xoolal ñi fa nekk ñëpp ay président d'assemblée na ay ancien président d'assemblée ñoo fa nekk ay ministre ñoo fa nekk surtout li gën a garaaw gis nga yu ministre yu bëri ak juge yu bëri ak magistrat yu bëri bu ñuy tabax bu ñu koy tabax ci en exercice lañ koy tabax mais gis nga bu ñu demee ba ñu nekk en retraite loolu kër yi ñu tabax ci à coup de milliards ça leur coûte extrêmement cher ba ñu mujjee koy génn di ko jaay ñen ñoo koy jënd étranger yi ñoo koy jënd wala ñeneen ñëw jënd ko def ko ay hôtel wala def ko leneen aménagé ko parce que dootuñu mënati am moyen ak ressources yi pour mën ko entretenir parce que loolu boo ko construire à 2 milliards tu dois au moins avoir un tiers de ça pour pouvoir l'entretenir et puis c'est devant la mer yaa xëy di mais dañu teelloo ci seen xel ñoom ñoo war a participer ci defar dëkk bi mais waruñu bokk ci li nga xam ne day yokku coow ci dëkk bi te ñu ngi ñaan président de la république mu daggal
décret de déclasser domaine public maritime ñu jublu ci leneen bàyyi coowu littoral bi tey mu ngi nii Géejawaay magistrat yi seet nañ ko yàq suñu filao ndax seen i bëgg-bëgg ñoom am na ñoo xam ne ba coow li commencé nañu taw di ko jaay ñeneen ay 18 millions ay 20 millions nga fay dégg mais c'est un scandale mënuñu nag ñi nga xam ne ñooñu war a jiilif nekk suñu administrateur wala jiite ñu ci diine wala nekk ñu di ñu dimbali pour askan bi mën a am jàmm ñu war a mën a yàq dëkk bi buñ ko yàqee ba pare xaalis bi ñuy jël ñi koy tabax ci littoral bi wala ñu koy yàq ñooy jëlaat même xaalis bi dem Dubaï dem Cancun dem ci yeneen dëkk yi am plage yi yóbbu fa seen njaboot nee na wala waaw ñoom foofu dañu fay profiter parce que plage yu baax la ñu am ak plage yu set te yow yaa ngi participer li nga xam ne mooy yàq ci sa plage yu dëkk. la plus belle corniche de l'Afrique de l'Ouest yow nga participer ci yàq ko ba pare nga jël avion ne da ngay dem Dubaï wala da ngay dem yeneen dëkk yi parce que yow mënoo tukki Babacar yow mënoo dem man mënoo dem keneen mënul dem sénégalais yi ci bëri bu ñu demul Saly wala ñu de ñëw ci fii ci littoral bi amuñu fu ñu jëm. léegi administration bi responsable de administration dans tout ça surtout direction des domaines nga xam te ne ñoo yor suuf si war ko saytu ñoom lan mooy seen responsabilité ci li nga xam te ne xew na ni ñuy brader lii di suuf si. direction des impôts et domaines dañ ko war a tas génnee fa suuf foncier bi dañu war a génnee direction des domaines direction des impôts et domaines dañ ko war a def juste direction générale des impôts ñu créer benn agence pour la gestion équitable du foncier ñu war a mën a xool naka lañ ci génnee seen loxo nga xam ne yow dootoo ci dugg ñu ci parce que lan mooy am direction day am 1 hectare ku nekk ñu dagal la ci ku nekk jël ci sa wàll ci biir impôt bi ñu jox ci préfet ñu jox ci sous préfet ñu jox ci gouverneur ñu def ci liñ ciy def ba pare ñu soog mu am 500 yi ñu soog ko jox nit ñi wala ñu soog ko jaay ñu koy jaayante seen biir ñu koy jaayante ay nit ci biir dëkk bi moo tax foncier bi Sénégal dafa cher moo tax Sénégal cher boo demee Côte d'Ivoire tu peux avoir une location à 500 000 pour un espace boo xam ne boo ñëwee Sénégal on te loue à 1 million 500 2 millions loolu yëpp c'est la faute de la direction des impôts et domaines foofu rek ngay gis benn directeur ñu teg ko tey suba mu maye 150 millions loolu war na jaaxal nit ñi bañ lay xam barki démb amoo dara ba nga yéegee ba 3 mois après ngay maye 150 millions mais nit ñi war nañu yeewu fii rek ngay gis benn agent impôts et domaines dugg tey suba mu dawal la benn Mercedes ML mais fan lay jaar foncier bi rek la mën a diil foncier bi rek lañ mën a diil direction générale des impôts et domaines dañ ko war a tas génnee fa suuf def ko direction générale des impôts ñu toppatoo impôt kese ñu teg leen foofu agence pour la gestion équitable du foncier ñu teg ko fii ñu teg fa lenn loo xam ne agence boobu aussi est-ce que boo ko defee tamit du nekk même problème parce que problème bi est-ce que problème structure la mën nga indi agence boobu même problème am tamit yaakaar naa problème kenn système bi la ci boppam li ngay tëralee texte yi ça dépend li ngay outils yi nga fay teg ça dépend ni nga koy gérer ba nga xam ne tey bu ku fa teg waroo ko fa bàyyi sax 2 ans mu toog fa te li nga ko fay imposer dina xool ne lii jarul ma may laal suuf jarul ma may laal suuf parce que dina teg sama doon mais lépp nag Babacar ci suñuy jikko dong la li ñuy def yëpp jikko dong la. moom la Ndiogou bëggoon laaj sax jërëjëf Cheikh Oumar Sy ancien député. merci beaucoup ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf mbokk